ndax dàq nañu ci ñoom lu toll ci ñaari téeméer ak ñeent fukki étudiants nguur gi respecté wu li engagement am digganteem ak université privée yooyu la dinañ wax itam leneen ci gaz bi waaj a manqué ci Sénégal ndax butéelu 9 kilos beeg 12 kilos bi gis ko moom yombul lool donte woon ni directeur du commerce intérieur ma ngay joxe explication Mamadou Diallo ni butéel yi jaxasoo ci ay usines yu bokk lay li koy sabab des na ko faram-fàcce laataa ñu ñëw ci sport di ci ànd ak Baye Mante Mboup yéene kaay Mantou lay ci bu ndoye faram-fàcce gi Mambey Ndiaye. Papa Alé. Allô Yacine. Oui, ça va foo tollu. Voilà, merci beaucoup. Sur l'autoroute la ñu nekk waaye jamono ji moom woto yi takku neen lool ba tax na ndànk-ndànk ngeen progressé précisément nag diggante école Mariama Niass vers le Champ Jourdain foofu la woto yi takku neen lool bokk na ci woto yi nga xam ne ña fay transité ñi nga xam ne ñoo bay ko Patte d'Oie Cambérène ba sorti péage bi ñoom ñëpp ña fay tase fii ba tax na ndànk-ndànk ngeen progressé bu ngeen dépassé le Champ Jourdain nag amatul jafe-jafe mën ngeen tàllal rek daal di wutali Colobane bu dee nag rond point Stade de Maris foofu la amul benn jafe-jafe ak si boo leen bay ko mën ngeen jaas rond point bi wante nag boo leen wëree rond point bi ñi nga xam ne ñoo bëgg a tàlla daal di wutali parc ban jaare ko service technique foofu la yéex na wat yi bëri neen foofu ndànk-ndànk ngir progressé naka noonu aussi boo leen bàyyi ko sur l'autoroute daal di wutali intersection bu Cité des Eaux foofu la aussi beaucoup de véhicules ñoo leen di xaar si ak si boobu la yaatu fekk. C'était Trafic News. Merci beaucoup Papa Alé Cissé aywa Mambey. Yacine mën nañ door waxtaan wi de Cheikh Birahim Diadji Touré ak nag le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop ñu door ko sa pencum ndawi réew ma député yi jot nañu nag maanaam yoonal projet de loi bi nga xam ne dafa jëm ci wàllum lu soppi wala it yeesalaat loi organique jëm ci wàllum cour suprême ministre bi nag nee na loolee dina gën a kantanal doxalinu cour suprême yi ay leeralam dañuy teewlu moom maître Malick Sall. Vous savez donc parfaitement que les chambres, le nombre de chambres qui était suffisant pour traiter. xam ngeen ne cour d'appel yi dañu ko yokk léegi toll na ci juróom-benn moo tax nag chambre yi nga xam ne fa la ñuy àtte yëf yi tey jii dafa jot ñu yokk ko ndax matatul am na tamit mbiru texte yi xam ngeen ne li ñu dippee PPP partenariat public privé tey jii am na ay texte yoo xam ne moom la ñu war a saytu pour mën ko doxee da ciy aaju sax yenn saa yi ba nga xam ne gouvernement bi ci boppam yenn saa yi day jël matukaay yëpp balaa muy sax di yóbbu texte ca assemblée ba mu saytu ko bu baax a baax. Estime prudent de soumettre ce texte à l'avis de la Cour suprême avant de l'amener à l'Assemblée nationale. ñu waxtaane bi la yoon faatu bakken gu sakkan nga amoon sa àllub bof bayot ki nga xam ne moom la ñu dénkoon wàllum lépp lu soxal wàllum politique sa agence nationale pour la relance des activités socio-économiques sa diwaanu Casamance moom ñu jàpp ni moom moo nekkoon sa bopp ba moo ko jiite woon di René Capain Bassène démb moo doon jàkkaarloo kon nag chambre criminelle bi ma ñeenteel bi yoon muy layoo waaye nag démb confrontation la am moom ak Jean Baptiste Badji ma nga xam ne moom dañu ko tegoon loxo ci mbir mi moom la mu dëggal moo di réunion bi ñu mujjee amal laata faatu bakken gi René Capain Bassène ma nga ca woon te nag moom moo waxoon ne fàtte xaju fi nii deret dana tuuru loolay kàddu la mu ci yëkkati nettali gi ak Abdourahmane Diallo. mu tolloo ci ñeenti fan yi nga xamante ne présenté wu na ci kanam barre des chambres criminelles bu Ziguinchor journaliste bi chargé de mission des affaires politiques ci agence nationale de relance des activités socio-économiques ca Casamance dañ ko confronté mardi bile fukk ak benneelu fan bu procès bi ak nijaayom bi di Jean Baptiste Badji moom mi nga xamante ne dañ ko arrêté ci wàllum enquête bu ji ji amee ci forêt bu Boffa Bayotte juróom benn fan ci weeru janvier ci atum 2018 ci boobule confrontation Jean Baptiste Badji xamal àttekat yi ni ki nga xamante ne moom la ñu présenté ca procès verbal d'audition bi nii moom mooy ku sookee jiyee ji amee woon ci àll bu Boffa Bayotte fekkee na réunion bu comité de protection bu forêt bu Toubacouta bi nga xamante ne amal nañ ko ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre ci atum 2017 ca Bouro Faye Joola ba tey bu ñu sukkandikoo ci kaddu yi moom mi di Jean Baptiste Badji nee na René Capain Bassène jot na faa yëkkati ay kaddu yu mel ni deret dina tuuru di ay tuuma yi nga xamante ne kii di René Capain Bassène
daf leen daal di weddi ci kanam chambre criminelle bu Ziguinchor. ñu woo ko ci baar bi Omar Ampoy Bodian di chargé de mission bu MFDC moom it dafa weddi tuuma yi nga xamante ne ñoom la ñu teg ci ndoddu kii di René Capain Bassène. keneen ki nga xamante ne it woon nañu ko ci baar bi di Odette Kody soxna si doon jabaru René Capain Bassène moom dañ ko déglu à titre de témoin ñu laaj ko nag ci activité yi nga xamante ne moom la boroom këram di yëngu soxna si di Odette Kody wax ne jëkkëram lenn rek la xam ci moom ab journaliste d'investigation la. ajama ngook El Hadj député du peuple jàppal ne ko nag moom René Capain Bassène fa biñ ko mujjee laaj ci layo gi dafa waxoon ne buñ ko naree jàpp ci lu dul yoon mu xaru waaye démb Jean Baptiste dafa mel daf ko gën a dugal donte am na ñoo xam ne itam xaw nañu ko setal am na ñaari intervention yoo xam ne ci ñi ñuy déglu bokk ak moom kaso bi ni ñu waxee mooy dañu nangu ni innocent la ci yëf yi jabaram bi itam ni journaliste d'investigation la mais ki nga xam daf ko jege Jean Baptiste Badji moom ni mu waxee indi na ay firnde ci ni ndaje bi ñu doon nase palangub def boobule massacre ma nga fa woon te ci kàddoom nee na deret dina tuuru donc am na décision yu ñu jëloon te moom ci wàllu mbokk mooy bokk na ci ñi ko gën a jege donc am na beneen tournure ci atte bi ñeel ki nga xam ni moo di René Capain Bassène yi nga xam ni tey bët yëpp dafa tegu ci moom ci ni bokk na ci serveur pratiquement ñi nga xamante ni bii ñoom ñoo nas palang boobu kenn amagul firnde parce que xam nga bari na yëngu yi doon am ci kaso bi ci ñu gaaw taxawal procès bi da doon jóge ci moom bari na itam ay intervention yu bëri yu jëm ci xëy na jëm ko génne ci goutte googu jàpp sax ni ay tuuma la donc moom dafa am doole ci métier bi mu am liggéey bi mu doon liggéey ak li ñu ko dénkoon nga xam ni kon jëf ju mel nii bu amee bu ñu ko ci commencé tuumaal bu fekkee wuute mu ngi am ci kàddu yi day gën a diisal charge bi ci kawam surtout Jean Baptiste ni mu waxee noonu alors dellu soit nag xëy na ci rencontre yooyu amoon le 22 décembre 2017 ci Rianto ak bi massacre bi amee ci début 2018 xëy na dinañu toppaat yeneen xew-xew yoo xam ne amaat na ci li wér te wóor mooy li ma waxoon ci njëlbéen mooy enquêteurs yi xëy na ciblé wuñu Abdourahmane Diallo dem jàpp ko wala Ibrahima Gassama wala kaneen ak kaneen loolu benn la ñaareel bi ci des ñoom dinañu indi ji seeni ay preuve fi ñu sukkandiku ba teg ko ak itam bu ñu décortiquer moom ay kàddoom durant wu audience bi ñetteel bi ci des mooy maanaam bu fekkente ni bi ñoom ñëpp dajale nañu seen taxawaay mais ñu ngi dund bay lay bu ñu fàtte ni fukki nit ak ñeent la ñu rey reyin bu ñaaw nag boo xamante ni bii ci ñu gis koor yi bu ñu la ko décortiquer sa àdduna tukki taal am na ci dagg am na ci lu nekk am na ci c'est-à-dire que loolu nga dul xam lan moo ko sabab trafic de bois bi la wala déet président de la république wax na ci 4 avril bii nii dellu soit na ci bu baax nga xam ni du xeex daggum bois bi mais xeex trafic bois bi parce que ab àll faaw ñu dagg ko xam nga bu ay nit dee nekk ay milliardaires ci àll ci façon bu illégal mais réew ma ko moom kon war na ci am ay milliards ci façon bu légal maintenant gouvernement bi moo war a taxawal ay mécanisme boo xam ni daañu mën bénéficier wu boole suñu bant yooyu ci suñu ay ressources yu ñuy amee ay koom-koom au lieu ñu bàyyi ko fraudeurs yi ñu koy dagg Gambie am na dépôt Gambie la ñu koy jaarale day dem Chine day dem Inde mais ñun luñ ci def nag ci taxawal ay bérébu liggéeyukaay yu mën a exploiter bant yooyu ñi koy dagg ci façon bu illégal ñu gis ci seen bopp mën ci di liggéey yéen yii di ci am ba ay bakken di ci rot ak yépp dina ko mën a wàññi parce que boobaa ku nekk dina gis ni mu ngi liggéey ci koom-koom réewam te mu ngi dund ci koom-koom réewam tey lii am nii boo fa bayot ba ay audience di am nii mënoon nañ ko éviter bu yàgg ci bu fekkoonte woon ni exploiter nañu àll bi ci anam goo xam ni noonu la am réew war a téye ab forêt di ko exploiter ñu ciy bénéficier wu mais ay garab yi toll noonu ci ay milliards mais mënuñu ko bàyyi ak ay trafiquants ak ay étrangers loolu leer na Birahim déroulement procès affaire dite Boffa Bayotte ban jàngat nga ciy def. waaw procès la te procès boo gis dina am ñaari parti ba ñett ñi nga xam ne ñoom lañu tuumaal ñu ànd ak seen i avocat pour défendre seen bopp génne li nga xam ne moom mooy ay éléments yu ñu jàpp ni bu ñu ko tegee ci kanamu àttekat bi ñoom dinañu mën a am dëgg. ñeneen ñi nga xam ne nag ñoom ñooy tey société civile mën nañ ko waxee loolu ndax muy partie civile bi mooy réewum Sénégal procureur bi représenté ko la ñu bëgg tamit mooy leeral li nga xam ne xewoon na fële ca Boffa Bayotte waaye li ñu ko waxee nag ba
fileeg neewuñu diw yaa def juge bi àtte ci wàllu boobu présumé innocent lañ leen di jàppee donte nekk nañ ci kaso bi sàkkuñu def li nga xam ne moom mooy seen procès xam nga bu doon flagrant délit ñu ne ni dañ leen jàpp loxo ci poche loolu mën nañ sax àdduna ni flagrant délit lañu ñoo ko fekkee wala nit ñoo leen gis jàpp leen loxo ci poche àtte leen daanaka ci 3 fan lay doon waaye ba ñu nekkee boobu ba léegi ci kaso bi di sàkkuñu àtte leen ni ko Mansour waxee am na ay jéego yoo xam ne gendarmerie ak ñii di enquêteurs yi def nañ ko ba mën leen a téye ba ñu jàpp ni faw ñu jàkkaarloog juge bi ci lañ nekk jamono ji mais li ëpp importance Mambay mooy tey y a une guerre qui se mène en Casamance surtout ci xeex li nga xam ne moom mooy wàllug sinébar wàllug daggum garab yi ci journaux yi ku ci mel ni le colonel Beydi Ba mu ngi wax ci moom mi nga xam ne moom moo jiite Eaux et Forêts ni solo ak jàppale bi nga xam ne ni ñeneen ni corps muy armée nationale beeg yooyu daañu leen ko jàppale ngir ñu mën a xeex mbirum daggum garab yi mais le nœud ou le fond du problème reste le MFDC ak Salif Sadio li armée bi nekk ci fan yi yëpp liñ ci mën a jàpp mooy di leen gën a ñaax te di leen gën a may courage ndax xeex bi ñuy xeex mooy xeex pour éviter Boffa Bayotte wala yeneen i Boffa Bayotte ndax ñen ñoo ko def dañ ne ce sont des rebelles yoo xam ne dem nañu ba li nekkoon essence su seen xeex ci début bi xeex politique la woon dañoo bëgg ñu moom suñu bopp ndax Casamance am nañu nangam war nañoo mën a moom suñu bopp ndax état central bi daf ñoo fàtte nañu jël suñu yëf ñu gàddul ko suñu bopp loolu nag dafa mujjee soppeeku doon mbirum jaay drogue defar ay di bay ay toolu yamba di jël ay garab yoo xam ne dañoo jàpp ni ñoom ñoo ko moom di ko dagg di ko rawale di ko yóbbu Gambie lépp pour lan mën cee am xaalis boo xam ne moom mooy soutenir seen effort guerre boobu nekkatuñu sax ñoo xam ne dañuy ay révolutionnaire lu ñu leen daan mën a wooye ñu ci mel ni jamonoy Abbé Diamakhoune Senghor mais c'est des bandits weesul Salif Sadio yi mu nekkee bandits weesul ñi nga jël ay nit dagg seen i nopp moom moo njëkkoon am wax nañ fi ñooñu daggoon seen nopp ndax lan daamaraas lañ doon dem wuti ca Casamance ñu dagg nopp yi doon ay doomu Casamance ay doomu réewum Sénégal am sañ-sañ ci seen àll am sañ-sañ ci li nga xam ne moom mooy ay culture ak yooyu ñu dagg seen i nopp ne leen bu leen fi ñëwaat ñu jóge ci dagg nopp ay nit doon ñoo xam ne dañu ñëw pour di def li ñu wooye déminage pour dina miin di ndell yooyu nga xam ne moo ngi doon faagaagal ay doomu aadama lu tolloog 1 million d'hectares ñu wax ni moom moo ci nekk ci wàllu ndell yu ñu war a dindi ñu jël leen en otage ñu jógee ci jël ay nit faat leen ca Boffa Bayotte ça veut dire que am na plusieurs faits yoo xamee ni mbirum bandi la mbirum bandi nag lenn moom mooy cappaandaw gi mooy fexe ba xeex yooyu les bandits mooy li état du Sénégal di def à travers son armée. ayca ñu waxtaanee kon nag étudiante bi di Seynabou Ka Diallo université Gaston Berger la nekkoon dañu ko sàkku ba noppi faat ko coow loolu jib na fi waa AGS kuréelu gëmb kon ay juriste yu Sénégal ñoom nee nañu nag mbir yi jéggi na dayoo lool te loxo daan na gémmiñ lii dafay firndeel ni kon nañu ñàkk a respecté jigéen ñàkk koo jox gëddam fii ci réewum Sénégal lii da koy firndeel waa AGS ñu ngay masawu nag njabootu dem si yàlla si ba noppi ne kon dañuy gën a teg seen tànk ci xeex bi ngir ñu mën a kantanal wàllu ak ak yelleefu doomu aadama rawatina jigéen ñi fii ci réewum Sénégal. gannaaw loolu xam ngeen ne ñëpp seetlu lañu ko mu di gaz bi nga xam ne jafe na ngir teg ko gët mu di gaz bu juróom-ñeenti kilo bi wala fukki kilo beex ñaar bi nee nañu nag bouteille yi boutique boo manti dem moo xam fii ci diwaanu Dakar wala ci banlieue bi teg ko gët jafe na lool mu di ay jafe-jafe te askan wi nañu koy dundee jéggi na dayoo ñu ànd see Alassane Balde. bonbon bu gaz bu fukki kilo ak ñaar bi nag gis ko jafe na lool ci marché bi jamono ji ci goxaat yu fasantikoo te wuute fi ci diwaanu Ndakaaru lu ci mel ni Grand Yoff Parcelles Assainies Grand Médine wala sax Guédiawaye gis ko jafe na lool ci ñi nga xamante ni mooy aji jëfandikoo yi doon lu ñuy naqarlu lool. ñi ngi wër gaz ñi ngi koy wër ndax ñi ngi koy wër te ak weeru koor gi tamit bëgg di toggee kër ñu wëri gaz day metti gaz bi nag gëm naa ni mi ngi fi parce que bu fekk woon nekk fi du yokk prix ndax chaque fois si ni mbedd mu mag mi charrette bi dañuy ñëw oto bi day indi prix abordable yi ñu ko doon jaay lañ koy jaay man gëm naan ko dañoo denc gaz yi mais ñun jigéen ñi dañoo war a jàppale dañoo sonn. lu ni mel ñoo dolleeku ci jafe-jafe bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko jëm ci dund bu seer bi. nañ xool ñiy jaay daal alimentaire nañ xoolaat seen bopp bu baax ay sénégalais comme ñun lañu
bu ñu jëlee affaire yi bu ñu la yokk subitement ñu yokk bu ñu la wàññi te duñu mus a wàññi. métti na lool sax diwlin seer na lool sax suukar loo ci doon waaw diwlin seer na lool diwlin suukar loo ci doon waaw dégg moom jigéen ñi moom dee nañu moom wax dëgg yàlla waaw nañ ñu dimbale rek nag te yàlla tax. laata nag yëf yi di dellusiwaat ci anam yi mu waree ñi nga xam ne mooy ménagère nag ñi ngi def seen kéem kattan ngir rek mën a génn ci bile jafe-jafe rawatina ci weeru koor gi ñu ne. nee nañu gaz ñàkkul du pénurie xanaa kay nag coow moo am ci diggante concurrent yi ak nag mbirum bouteille yi waaye jamono ñu ngay négocier ngir nag gaz bi di kat ci boutique yi du samay kàddu directeur du commerce intérieur mooy ni xamle Oumar Diallo ñu teewlu ay kàddoom. yi nekk ci biir bouteille bi manqué wul maanaam am nañ ci lu doy problème bi mooy bouteille yi nga xam ne ni moom la nit ñi di jënd di ko jëfandikoo moo am problème diggante ñoom seen biir maanaam concurrent yi ñii dañu am bouteille bu bleu ñi lay am bouteille bu rouge ñii am bouteille bu verte et cetera bu kii jëlee bouteille yi moromam te la jël bouteille yi morom moom aussi dañu war a toog ñoom ñaar ku ci nekk nga delloo sa morom say bouteille dafa am ñoo xam ne ni dañuy récupérer bouteille yi jàmbur lu bari pour delloo ko mu doon difficulté ci seen biir loolu mu indi blocage seen biir kii ne léegi kon dootuma la delloo kële tamit ne man dootuma la delloo ce qui fait que ku nekk yaa ngi téye sa bouteille yi morom bu fekkee nag ku nekk dafa di téye sa bouteille yi morom ñoom du ñu am fu ñuy solee seen gaz bi di ko jox clients yi loolu moo indi situation bi ci biir marché bi ñu nekk nag di leen obligé ñu respecter protocole d'accord boobu commencé nañ ko normalement fii quelques semaines distribution bi dina dellu si waat à la norme. El Hadj Ndeye yaakaaroo ne kon amul leneen lu làqu ci ginnaaw jëm ci ñàkkum gaz bi ñu nemmee ko jamono ji. di saluer toujours Diallo directeur du commerce intérieur. parce que moom nit ku baax ku disponible ku communiquer bu baax. waa disponible nag vraiment souvent booy jël contribuer ay kàddoom sax da ngay xaw a am kersu mais en réalité ñoom xam nañu la xew du ay butéel yu jaxasoo man wax naa ko démb dem naa fu mel ne Lobbu Maam Jaara def naa fa lu ëpp 5 heures de temps def ay enquête di laaj point par point boobu daf ci am solo parce que dañu ma yóbbu place bi nga xam fa la ñu jagleel les bouteilles mélangées ñi nga xam dañu ko jaxasee ci benn camion bu dem di jëli gaz dina am bien sûr ñoo xam ni expérimenté wuñu bu baax ci wàllu métier bi ci couleur yi dañ ciy daanu dem jël butéelu Total Gaz wala butéelu nangam mais gis nga maam jaxasoo bi problème bi concurrence bu salté bi étranger yi la étranger yi ñoom ñooy indi lii ñoom ñoo am lu ñuy joué bu fekkee yokkute am na ñoom ñoo bëgg am lu ñuy joué c'est-à-dire que ñoom ñoo deful franc jeu seen diggante ak seen nattangooy Sénégal yi nga xam dañuy liggéey ci wàllu gaz comme Total comme Lobbu Maam Jaara comme Touba Gaz gis nga boo demee Lobbu Maam Jaara tegal nañu la benn dépôt boo xam ni bépp butéel bu bokku ci ñoom fa la ñu koy teg bu nekkee benn nombre dañuy woote société yi ko moom laaj leen ba xam am nañu fa ay bouteilles yi jaxasoo yu Lobbu Maam Jaara bu ñu amee confirmation ñu yàpp ko ci oto dem delloo leen seen bouteille jël ñoom la ñu fa am mais bu fekkee bu ñu wootee du ñu am information bu baax bu tax ñu mën a yóbbu ay bouteille yu Birahim man du ma ko yóbbul parce que xawma boo xam moo fa demee dinaa fekk samay bouteille wala déet c'est-à-dire que honnêteté bi nekk ci société gaz yi nekk fii ci Sénégal moo nekkul ci société gaz yi nga xam ne ay étranger ñoo ko moom te mu nekk fii ci Sénégal concurrence bu salté ci wàllu modèle bouteille bi ñuy defar ci wàllu quantité maanaam bouteille taille bi muy am yëpp dañ ci indi benn concurrence bu salté ak tricherie boo xamante ni bi buñ la expliquer li ci biir dafa laaj gouvernement bi gàttandu ko lu ko mooy bisa ngay ñëw ñu néewal doole suñu société yi liggéey ci wàllu gaz te bu boobaa ñun consommateur bi ñoo nekk victime te du kenn lu dul étranger yi ñi fi nekk ñu xam leen ñuy suñu ay société ñu ngi def njàmbaate gu ñu man bu ñu leen bàyyi woon ak marché bi gaz dafay gën a wàññeeku te ëpp ñu doole suñu société yi nga xam ñooy liggéey ci wàllu gaz comme Lobbu Maam Jaara comme Touba Gaz kon ñi leen def face di jaxase seeni ay bouteilles loolu donc mënta nekk cause yi parce que maam ni gaz manqué ba Sénégal yëpp yëg ko dañu wax ne ay benn bouteille loo xam ne du passé ay 100 mën naa bañ rarement ngay gis jaxasoo googu egg 100 bouteilles wax naa la dama ci def man gëstu bu yaatoo boo xam ne def naa lu ëpp 5 heures de temps Lobbu Maam Jaara ci lépp loo xam ne tënku na ci wàllu jokkalantoo ci wàllu gaz bi ci wàllu defar bi ci dañu koy jëlee saar ci dañu koy jaayee côté commercial bi côté lépp mais da ngay gis ni ñooñu Sénégalais yooyu ay jàmbaar lañu ay patriotes lañu parce que li ñu leen di song ci wàllu xeex tey nag xeex bi fi mu egg nag mooy ci bopp askan bi la sewet te tey yaa ngi def reportage bu gaz mais seen tuwaatal super Ndakaaru amul super amul essence oui Ndakaaru amul essence
man ba ay minuit da ngay dem ci ay benn station Shell bi nekk Liberté 6 wala Total bi nekk ci VDN faneen foo dem ñu la essence amul donc loolu beneen problème la boo xam ni itam lan moo ko sabab lan moo tax ay benn société yi nga xamante ni ñoo nekk ci wàllu pétrole yu ay étranger ñoom ñu ëpp lu ñu garder ci super yi nga xam ne ay société nationale la Elton doo am super yeneen beneen station boo dem doo am super yëpp ay question la yoo xam ne da ngay gis ni étranger yi ci côté pétrole bi ak gaz dañuy def benn concurrence malsaine boo xam ne suñu gouvernants yi bu ñu ko seetaanee yàgg ñun consommateurs yi ñooy dund les conséquences. voilà bu ñu daan wax sax concurrence souvent consommateur bi moom moo si daan gis boppam moo si daan si wàllum njëkk mais concurrence bi contraire bi la doon ci wàllum gaz bi. waaw mais ci gaz comme ci essence boobu ñoo xam nga yaa ngi lim Mansour. yenn ci ay sociétés yoo xam ne dañuy yore wàllug pétrole wala di jaay essence di ay société nationale mbirum gaz bi tamit également dafa am loo xam ne am nañu ko ci réewum Sénégal parce que Mambay gaz bi ñu am moo ëpp pétrole bi ñu wax ni feeñ na bu ñuy dem ba war a exploiter loolu yëpp gaz bi moo ëpp junni yoon pétrole bi taux bi ñu wax ni am nañ ko ci wàllu pétrole wala ay millions de barils yi nga xamee ne ñu ngi koy njort ci pétrole bi gaz bi moo ko ëpp léegi lan moo am mooy fexe ba société yi yëngu ci wàllu woowu doon ay société nationale ñu gën leen a dooleel su may wax société c'est le cas par exemple de Petrosen nga xamee ni ci holding bi am na li ñu woowee Petrosen TS di jëm ci wàllu ay essence station yore ko di wàllu gaz tamit ñu war ko seet nu ñu koy exploité ba nga xamee ni ñuy defee ak ay lobbu Maam Jaara ak yeneen i ay structures yoo xam ne dañuy jaay gaz mu am ay société nationale yoo xam ne ñoom dañ leen di dooleel ci wàllu woowu ñu mën a jaay gaz bi mën a jaay tamit li nga xam ne moom mooy wàllu pétrole muy essence super wala gasoil te concurrence boobu ñuy wax muy am ci yeneen i sociétés yoo xam ne bitim réew la ñuy jógee doon ay multinationales bañ a indil gàllankoor état bu Sénégal ak gafawu réewum Sénégal parce que le Sénégalais muy consommateur bi moom tey moom moo war a avantager ci concurrence boobu ngay wax ñu ne Mansour mu ngi jaayee 100 francs waaye toujours beneen Sénégalais bu mel ni Mambay mu ngi jaayee 75 man mii consommateur ma dem jënd si Mambay dina tax ba Mansour soppi doxalinam ne ni teemaa defar loo xamee ni même bu dee 100 francs la moom mooy gën qualité que ki nga xam ne moom mooy Mambay mais mooy am ci opérateur yi mais loolu moo war a am également ci lu soxal mbiru produit wu hydrocarbures je sais pas exactement nag lan moo indi mu am lu ñu woowee pénurie mais tombé waral ay gaaf yi lay jamono ñu wax wàllu pénurie wu essence di wax wàllu pénurie ci wàllu gaz yooyu la jamono yeneen ni réew ci àdduna bi ñu ngi am yooyu la jafe-jafe ndax lan crise bi am ca Ukraine diggante Ukraine ak Russie ak li nga xam ne moom mooy yenn ci ay produits pétroliers yoo xamee ni pour nga mën ko jàllale ci réew ak réew mu doon jafe-jafe est-ce que c'est lié ou pas loolu je ne peux pas encore répondre à cette question waaye li wóor mooy c'est une situation boo xamee ni consommateurs yi ñu ngi koy dund actuellement. voilà constat baa ngi fii te consommateurs yi ñu ngi koy dund ñu waxtaanee coordination bi ëmb kon étudiants yi nga xam ne bi ñu amee seen lijaasa xaj ñu si daara yu kawe nguur gi daf leen yóbbu ci privé yi ñoom nag jamono ji ñu ngay yëkk seen kàddu ne seen i bourse ngir ñu jot si ay jafe-jafe képp la te sax dafay yéex ñoo dooleeku si am na ñaar téeméer ak ñeent fukk si ñoom yu nga xam ne dañ leen dàqee sa ISCOP loolee la ñu bëgg kon nguur gi wax ci lu ko mooy daañu wàcc si tali bi daal di yëglu ñu teewlu sa koyor seen kàddu Babacar Fall lay État du Sénégal dafa orienté woon lu toll ci 47 000 étudiants ci université privée donc étudiants yooyu dañoo dund actuellement conditions yu métti moo ñuy dund actuellement ci université privée yi ku nekk xam na ni am na ci lu toll ci 200 étudiants yoo xam ne pare nañu seen formation ci université des Sahel depuis mois de mai 2021 ba léegi mënaguñ jot seen ay diplômes lu toll ci 1200 étudiants yoo xam ni État du Sénégal moo la orienté ci université privée yi ñoom boobu ba léegi mënaguñ jot seen bourse ak aide sociale lu toll ci 242 étudiants yoo xam ni université bii ñu tuddi ISCOM dafa kon étudiants yooyu boobu ba léegi État du Sénégal yooyu gu si yàgg manque de respect ak considération bu nga xam moom autorité am si ñoom moo tax tey di lancer appel si le ministre de l'enseignement supérieur ak ministre des finances y comme monsieur Macky Sall ñu gën a bàyyi xel étudiants privés yooyu su dul loolu daan wàcc ci télé bi. yàgg nañu ko jàmbat muy étudiants yi ñuy woowee Macky famille élage ba léegi ñoom ñu ngi fi de nee nañu bu ñu leen gëstuwul fay leen seen i bourse wala ñi ñu dàq ñu andiwaat leen dinañ wàcc si tali bi. bul fàttali 240 lañu nee na ñi ñu dàq. 240 étudiants ñu dàq leen ci fa ñu doon jànge parce que état bi fayalul leen respecté wul engagement am ci école bi leen doon jàngal
si seen ñetti at yi enseignement privé parce que bul fàtte ni nguur gi li mu la gàddu ñetti at la. muy ñetti at yooyu nga tax nga am licence. fayu ko ba ñu dàq leen lu toll si 200 ak ñeent fukk xam nga ni loolu njàngum mu kawe ma ci dëkk boobu yaakaar lu wul parce que ñooñu ñu dàq ci école privée yooyu bu fekkoon te woon ni dañu bokk ci famille yi seen loxo jot seen ginnaaw ñu continuer maintenir fa seen ay doom ñu continuer di jàng parce que privé la dañuy fay mais c'est-à-dire que ñu am bac lañu seen gouvernement war leen a gàddu dugal leen ci ay école ba noppi respecté wul ay kàddoom et pourtant ci njeexitalu at bi Cheikh Oumar Anne fii lañ ko jàllale ministre bi yor lu jëm ci wàllu enseignement supérieur ak wàllu recherche mu wax ni am na lu ñu leen di ñamal te dañuy continuer di leen ñamal weer bu nekk ba nga xam ni diir bu gàtt daañu leen fay li ñu leen deseel mais li am ci terrain bi ak réalité bi bokkul donc dañu leen di interpellé waat dañu respecté seen ay kàddu ñetti at yi ngay gàddul ku am baccalauréat ak ni ñuy sélectionné ci bac bi ñiy échoué ni ñu bëree lim bi am dafa néew ci pourcentage ci baccalauréat ci Sénégal te mënoo leen a utal benn cëslaay nga xam ne yaa problème maam yëf yi gestion dong la dañ ko buggul université bu Dakar boo gisee changement bi fi am université bu Gaston Berger étudiants yi changement bi muy am nga xam ne am nañu sañ-sañ ñu def marche bu amee yenn saa yi rarement jëf-jëfu crime jëf-jëf ju bon da nga gis étudiants yi ni ñuy taxawee rek la loolu ci bu gaaw nga gis kon bennoo bi am seen diggante université bu Ziguinchor mu ngi am changement mais bi gën a nekk musiba mooy université Amadou Mahtar Mbow bi nekk Diamniadio foofu non seulement étudiants yi jànguñu mais bu manifestation amee du am kër gu ñuy dugg xet gi lay na way takk der yi fekk leen fa dóor leen ay lacrymogène mënoo dégg benn manifestation te déggoo fa ñu fa xëm ñu fa daanu alors defuñu lu dul dañoo bëgg a jàng ci ay conditions fexe la ñu am fu ñu toog jàng fexe la ñu am ay nit yu ñuy jàngal mais loolu bu demee ba nekk gaaf ba nga xam ne saa boo ko waxati ñu dóor la ay lacrymogène mais ban réew la ñu nekk bi ci des mooy faaw ñu génne ci situation yu mel ni responsabilité collectivité territoriale yi li ñu mus di xam tey Omar Sarr bokk na ci li def dooleem Dagana boo ko joxañ ñu damm sa baaraam mooy amul benn étudiant bu mus a jógee Waalo ñëw fii Dakar di souffrir loolu moom ñëpp xamal nañu ko ba ay maire yu bëri di ko commencé toppandoo tey am na maire yoo xam bu événement amee ay Korité ay Tabaski dañuy utal étudiants yi nekk Casamance yi nekk Dakar yi nekk Saint-Louis yi nekk Bambey ay bus yu leen di jëlee indiwaat leen mën naa ci jël exemple commune bu Malicounda chaque université étudiants yi fa nekk dañuy am ay bus yu leen di yóbbu di leen indi mais yeneen communes yi ñu taxalool da ngay gis commune boo xam ni xamul sax ni am na ay étudiants yi nekk fenn yu jaadu ñu dimbali leen ci wàllu logement yu jaadu ñu dimbali leen ci wàllu bourse xam nga ñiy jàng ci institut bi xawma ESCOM la xawma dañ la wax fi ñu dëkk bari na ci ñoo xam ne ci ay communes yu riche la ñu dëkk mais seen souffrance boobu te boo sàgganee commune boobu ay ñetti étudiants ñooy bokk ci ñoom bokk ci nombre bi nii doo gis seen commune taxaw pour aider leen ci ay bourses pour dimbali leen ñu eggale seenu enseignement donc état bi am na ci part de responsabilité mais itam faaw ñu génn ci responsabilité partagée parce que commune da daan amal njëriñ ay étudiants yu nekk fenn di jàng ci logement ci wàllu bourse ci wàllu aider leen ñu mën a eggale seen ay études malheureusement léegi néew na commune yu ko respecté loolu voilà surtout wàllum logement yi sax étudiants yi jafe-jafe rek la ñuy jànkonte ñu gis ak gënaat le ñu bëri constat boobu lañ def ci diggante étudiants yi nga xam ne ñoo nekk ci daara kawe yi ñu orienté leen si moo xam Cheikh Anta Diop wala UGB mais ak ñi nga xam ne ñoo nekk UVS wala ñi nga xam ne ñoom la ñu yëkk ci nekk ci privé yi bu jàmbat yi am ñooñu rek ñooy jàmbat waaw xam nga mesure lu ñu woowee populisme boo xasee ba def jeexital bi doo xam ndax looloo dal actuellement li ñu woowee Macky famille parce que mbirum populaire la woon dañoo bëggoon fexe ba ñu ne ci wàllug jàng am na yan jéego yoo xamee ne def nañ ko mais li Mansour wax yëpp du ma ci dellu si parce qu'il a raison ci daanaka lépp xam nga man lan mooy mon problème Mambay ñaata nit nga dégg tey ñu ne la diplômé sans emploi ñaata ça veut dire que ñun en Afrique au Sénégal ci système tubaab bi ñuy woowee français bañ leen a tudd di nga jàng maternelle ba dugg cycle primaire dem ba CM2 ñu ne la da ngay def sa entrée en sixième jóge CM2 sixième nga dem ba terminal jóge terminal dem université dafa 3 ans wala 4 ans ce nombre d'années néew ma jàng baaxul de mais am na ñoo xamee ni tey amal na leen njëriñ am na ñoo xam ne amul leen benn njëriñ benn la ñu waroon a jàng parce que dem nañu université
nee nañu coowal non gis nañu ay dama bëgg doon avocat ñu ne la da ngay dem ñu dem fac droit ñëw fekk fa 3000 étudiants wala 4000 étudiants ña ciy doon avocat wala ñi nga xamee ne la ñu jàng ci faculté boobu dinañ ko exercer ji peut-être boo koy compter du ma 200 ci 3000. ça veut dire que il faut que ñu xoolaat man mi nga xamee ni man maay waajur am ay doom ñu war a jàng école ma jàppale leen seen jàng école mais am na fu ñu war a toll bu ñuy def choix muy maanaam bu ñu xësee ba am seen bac muy minimum peut-être pour ñenn ñi bu ñuy def choix na doon choix boo xamee ni liñ naan formation emploi ñu xam ne la ngay jàngi dina la amal njëriñ ci wàllu xëy ndax di nga ko mën a pratiquer le président avait trouvé ci benn période bon je pense que mu ngi ci ba léegi Abdoulaye Wade defoon na ko Macky Sall tey gën ko dooleel muy fexe ba li ñu woowee ngay jàng métier ñu def ay université wala ay écoles yoo xam ne da nga fay jàng métier am diplôme boo xamee ni ki am licence am ci wàllug anglais wala beneen lu mu mën a doon ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar wala Gaston Berger wala yeneen université yi bu ñëwee teg diplôme am yow nga mën a teg sa diplôme xamal ko ni yow sa diplôme ni mu valable ci yow man noonu la sama diplôme valable ci man te sax boo maywul man mi am diplôme wàllug mécanique wala wàllug bay sàmm ak mbay man maa la ëpp chance u am liggéey je pense que c'est très profond nit ñi war nañu xoolaat wàllu système éducation ci réewum Sénégal ci réewum Afrique sax de manière générale gis nga tubaab yi bu ñu demee benn moment xam ne lii moo war a doon seen liggéey ëllëg ci wàllu chimie wala pétrole wala yu ci loolu la ñuy dem orienté mu leer na ni sur 100 personnes yooyu génn ci benn ci métier boobu dina am 90 wala lu ko gën a néew 80 yoo xam ne leer na ne dinañ am xëy yi bari na métier mu agriculture tey am na fi tey ñi nekk ISRA di génne ay blé façon blé bu ñu war a am boo xamee ne mën nañu bañ a sukkandiku ci blé bay jóge bitim réew mais loolu dañ ko jàng te ñoom ñoo ñu ëpp xam-xam ci lu bari donc je pense que c'est très profond ci wàllug éducation te foog ñu xoolaat ko ci réewum Sénégal ak réew yi nga xamee ne dañoo jël mbirum français def ko muy suñu yëf. ci laata ñuy tàggatoo ci commentaire bi ñu waxtaanee sanctions yi nga xam ne CEDEAO da ko tegoon ci kaw Mali xam nga ne jamono ji nag transporteurs yi ñooy def bilan bi rawatina coordination des professionnels des transporteurs routiers du Sénégal ak collectif des transporteurs routiers ñoom nag nee nañu ay gàllankoor képp la leen mbiri dundee la ñu ko dikkee ndax nag bu ñuy xayma la ñu sa ñàkk si ay koppar war na jege ay téeméeri millions Momar Sourang coordonnateur bu collectif ba ay kàddu mbaax day xati ci am taal. jël nañu dogal boo xamante ni dafa jël sunu ay alal ak sunu ay jëmm mettre ko en danger képp ku jàppul ni loolu la da ngaa nekkul ca place chauffeur ya fa nekk depuis plus de 2 mois nga xam ni booy sangu da ngay fay 100 francs nga dem ba sa oto bi nga yoroon pneu yi toj pneu yi dégonflé pneu bu toj sax mën nga koo changer waaye pneu bu dégonflé fooy jëlee ku la joxe air foofu nga xam ni wax nañu ni am na ko fa jaan maat ca condition yooyu nga xamante ni yaa ngi ji nga xam ni bàyyi ma sax boo ko yoree doo ko def ci yooyu condition ñii nga xamante ni ñoom nga fal pour ñu défendre sa ay intérêt ñoo jël dogal bu def loolu kon ñoom buñ ko defee dafay laaj ñun acteuru malien ak acteuru sénégalais ñu xam ni ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ca nous appartenons tous à un seul et même peuple le peuple soudanais. voilà muy embargo bi nga xam ne maamoon sa Mali CEDEAO teg ko ci kaw Mali transporteur bi pas ñooy def le point nee nañu nag ay centaines de millions la ñu ñàkk. mais dama ci jël fan yee passé Souran mi wax na ci waxuma sax lu ñu ñàkk ñoom mais est-ce que tu sais que Mambay il y a des milliers ñoo xamee ne ñu ngi ci beneen wàllu frontière bi ci territoire bu Mali ñoo xamee ne du ndekki du añ du reer ndax la ñu yoroon dañu sóoraale woon par exemple ni damay dem Mali en tant que transporteur routier yore samay camion ma dem Mali pour am lu ma fa yóbbu am lu ma jëlee Mali indi ko réewum Sénégal que ci diiru 15 jours lay doon kon yow da nga natt ni 15 jours ngay def Mali wala 10 jours ngay def Mali ñibbi si réewum Sénégal ba ngay dem ravitaillement wu 15 jours nga yóbbu xaalisu 15 jours nga yóbbu ak loo dundee pour 15 jours nga far toog fa daanaka ñaata weer amul ku la jàppale amul ku la xettali ci jafe-jafe yi nga nekk te ci ñaari boor yëpp la nekk au-delà am na ñoo xam ne dañoo demoon jëli marchandise wala ñu dem pour yóbbu marchandise bi périmé
ndax conditions yi mu nekkee du ci loo xamee dafa war a dugg ci ñu ne la ay tomates nga war a yóbbu Mali wala ngay jëlee Mali indi ko fii wala cerise nga jënd ci chargement bu doy ànd seeg ay transitaire ñu ne la da ngay fay nangami million pour nangami camion nga jënd loolu ba pare jël sa xaalis leb ko banque abal la nga def li nga war a def ci wàll boobu ñëw tomate ya nga jëndoon war ko indi Sénégal ci diiru 15 jours mu nëb ci tali bi parce que yaa ngi toog diggante Mali ak Sénégal mënoo dugg réewum Sénégal mënoo jóge Sénégal dugg réewum Mali ndax wàllug embargo boo xamee ni CEDEAO def nañ ko mais CEDEAO dañ leen ne au-delà de embargo mbirum ay militaires yu fa ne mbirum période de transition mais il y va de la survie des populations ci ñaari côté yëpp tey ñi nga xam ne ñoom ñooy ay routiers ay transporteurs am na si ñoo xam ne dañ leen a téye ci baat ne leen ñun banque da ngeen ñu leboon war ngeen ñu fay te fay boobu ñu ngi ko doon sóoraale ci dem ak dikk bi ñu doon def ci diggante Mali ak Sénégal UEMOA li mu leen wax la ñu war a def xam may lan nañu dindi yooyu les sanctions sur le plan économique parce qu'il ne du question wu transition c'est une question de survie des populations question wu droit de l'homme la am na ñoo xam ne fu ñu sangoo fu ñu duggee ci gaanuwaay amuñu ko foofu ca biir Mali ndax ay étranger lañu fa liggéey moo leen taxoon dem pour benn durée bu gàtt dellu si delluwaat mais loolu yëpp où sont les chefs d'État ci wàllu woowu seen coow yi ñuy coow en tant que président na ni CEDEAO dañu war a fexe CEDEAO des peuples mais CEDEAO des peuples mooy dindi frontière quelle que soit la situation loolu lañ mës a wax CEDEAO des peuples mooy frontière sax du am suñu diggante ba yenn jafe-jafe yi duñ ko dund. indi frontière mooy la libre circulation des biens et des personnes muy CEDEAO di UEMOA ñoom ci loolu la ñuy dox mu mel ni tey jii sanctions yi ñu teg circulation boobu amatul diggante nit ñeex seen jënd meex njaay mi ci yenn en tout cas marchandises yi comme ni ñu koy wax est-ce que du ñoom ñoo dem ba tey jii amal ak askan wi. amee xam nañu ko xam nañu ne amee lañu ak askan wi nag de façon ñëpp ji nekk Afrique de l'Ouest moo xam ñi nekk Mali moo xam ñi nekk Sénégal parce que transporteurs yi doomu ñoo wax mais tey jule yi bu ñu la waxoon pertement bi ñu am ñu doon jógee Sénégal dem Mali di jënd ay camion def ko xaar ba mu fees secteur la boo xam ni am na nit yi am ci ay teranga di ci liggéeyloo ay centaines de personnes mam parce que boo demee benn camion bu 30 mètres nga duy ko ay xar ba mu fees loolu ay millions la yu dul jeex la boo ñëwee kii ñiy wàcce am nañ ci seen wàll ñiy jaay ngooñ ñiy jaay mbopp am nañ ci seen wàll teefanke yi am nañ ci seen wàll dibiteri bi jënd di dàq bénéfice am na ci wàllam tey ñu bëri ñu doon jaay dañu wàññi ni ñu doon génnee di jaayee parce que xamuñu ba xam daañu amaat quantité te ñu ngi xaar beneen opération bu gën a rentable muy tabaski ñu ngi xalaat est-ce que tabaski dinañu amum koom wala déet nag yi la même chose yooyu yëpp nag di ay jafe-jafe tey yoo xam ni moom la ñuy jànkonteel suñu chef d'État yi war nañ ko xool ni yëf yi dafa lal économique bi ci façon bu ñuy wax mais la moo taxoon ñu créer CEDEAO parce que xamoon nañu ni benn réew mënulul boppam kenn ku ne dafay bénéficier wu ci ki ci des mais ki nga doon bénéficier wu boo xëyee ay caprice politique ci ay détails nga sukkandiku ci contre coup d'état kenn bëgg ko kenn cautionné wu ko mais toujours nañuy xool lan moo ko sabab balaa muy am tey bu coup d'état amee fii am fii mënoo sanctionné kii bàyyi ki ci des dañ ko war a def ci façon boo xam day ànd ak commande de teef li am Mali moo am Guinée li am Mali moo am Burkina Faso mais sanctions yi du ñu benn problème yooyu tey defe naa ne dañoo war a àndandoo ak Mali jël jàng ci moom courage bi waa ji am jàng ci moom jàppale ko pour ñu jeexal wàllu terrorisme foofu ci Mali loolu mooy li ëpp solo te tey xëy na sax sénégalais bi lambda wala africain bi lambda mooy wax mais état yi ñoo ci gën a perte fan yële passé def nañu benn évaluation ci ministre bi yor lu jëm ci wàllu bitim réew maître Aïssata Tall Sall mu wax ñaata milliards la ñu annoncé woon ci pertement Sénégal perte na ko ci bi ñu jëlee motuwaay bi ak léegi il est grand temps njiitu réew mi xam na fan la ñu jaaroon ci doxalin mook Alassane Dramane Ouattara ba sanction yu dugg ñu jéem a dindi sanction yooyu pour permettre ay junniy nit yu ay Maliens ak ay Sénégalais ñu continuer di dund ci na mu jaadoo ñu doon dem Burkina Faso ñu ngi fi dugg ay camion jógee